d'abord tout en sachant que ñaari jigéen ou bien ñoo jiite ñoo yor fondement bi 5 jigéen benn góor il la ñuy wax il ay loolu du dara demal rek yàllaa ko def bën waa nangul li yàlla def bu noppal la waaw wala nga ñàkk ko nopp def rek bu nga dàkkoon nangu rek mu jaaxal la sànq sa fi yaag may wax dag reeta effectivement benn xam nga benn nag dafa saf xorom moo tax sànq père daf ne ko su dépense yi matewul ba mënuñoo xajaatle mu ne ko ku matlewul looy takkee ma ne ko waaw ku matlewul bu la takkee ba dépense yi mënul ñàkk xaajaloo loo fay def da ñaanal baat li loolu mooy li nga dégg non parce que li nga wax amul sens li nga wax gën a ñàkk sens parce que père dafa ne nga jël sax dépense yow bi nga xam ne sa soxna nga ko war a jox nga toog fa di xalaat négatif ne mais man ki ma takk dinaa xam ndax dina def lu baax si kër gi wala déet bu may xëy bu nootee bu ŋaañee bu kërëbee attendez wala mënul toog arrêté waay mais Ben j'ai eu le courage de t'écouter quand même vas-y parce que li nga wax j'ai eu le courage de t'écouter non li nga wax dafa parce que damay wax ne affaire bi ñaar la waaw amul kenn kuy takk soxna dugal ko ci appartement mu uuf sa njaboot dépasse bi jaar feneen doog a yegg ci moom amul mais boo Ben laisse-moi développer mon idée parce que li may wax Diop mënoo fexe ba doo ko dégg mu am sens ça dépend ci fi nga taxawee rek bu la neexee mu ñàkk sens parce que yow loo comprendre rek amul sens je te comprends donc mais mënoo tukki bàyyi soxna ci kër ndey bàyyi soxna ci kër baay ne serait-ce que pour la stabilité de la famille mais sa yaay ak sa papa ñoo leen boole yilif après nga jël dépense jox sa yaay après mu organiser wu en conséquence sa dépense doo ko jox sa jabar moom xanaa Ben ma wax la ko ci anglais boog bul ma wax ko si wolof ma ne dépense bi doo ko jaarale sa jabar sa dépense bi nga war a jox sa jabar doo ko ko jox déggoo li ma wax jabar boo ko yoree mu nekk ci appartement booleeg say doom uuf dépense ba du transité feneen direct lay mais man su ma amee soxna mun dëkk ak sama yaay dëkk ak sama papa maa nga bitim réew ne serait-ce que par respect ci ni ñu ma ko uufalee luy jaar ci ñoom lay jaar bokkul nag ak la ma siq ak moom ci teraanga bu ma ko war a defal non ok mais ne serait-ce que par respect même yow sax yàlla kan la wax nga jox dépense Ben yàlla daf la ne nga jox sa soxna dépense wala déet bu leen jël affaire bàyyi ma tontu la yëfu culturellement ne par respect bàyyi ma tontu la sama jabar laay jox dépense ba mu mot xam nga sànq bi loolu la yàlla wax arrêté ngeen may wax ay par mesure de respect ma jox sama yaay dépense ta femme elle est là moom daal dépense bi daf koy tëb s'il vous plaît sànq bi nga may wax naa ma noonu sànq bi nga arrêté waay arrêté sànq bi nga wax naa ma sànq tey damay déglu laal ne mënoo ko d'accord waxal damay déglu c'est plus fort que toi li ngay def nii wax naa la ko sànq nee naa la mënoo ko waaw vas-y ok dama ne waaw c'est vrai tu as raison Ben yàlla def na dépense sa kooku sa soxna waaye def na nga dëkkal ko waaw bu nekkee sa kër ndey ak sa kër baay ka dañu leen a boole dëkkal mais déedéet si non des fois bu nekkee sa kër ndey nekk sa kër baay société dañu leen a boole dëkkal dëkkal ko yow bu leen boo dëkkalee nag jox ko dépense bul tëb beneen étape bi société bi Alima société bi ñoo lay imposer ne yóbbu ko sa kër yaay wóorul voilà yow dañ la booleeg sa jabar fat ñu surveiller la ko waaw dañ la booleeg sa jabar fat kon yow amagoo yow bul def allusion ci li yàlla wax rek bu arrangé la wax dëgg yàlla bés boo ko dëkkalee nag jox ko dépense moom mooy li ma la wax sànq sama jabar nga sama appartement mook samay doom sama dépense yi moom lay dem directement mu dëkk ak sama ndey dëkk ak sama baay ma jaar ci ñi nga xam ne moo ñu boole yilif kooku nag choix la nangu woo ko nangul nañ la ko noonu laay doxalee nangul ma ko dëgg la waaye lu ma d'accordul baaxul non je ne suis pas d'accord bref ma wax ne gis nga immigré yàlla dogal na amul benn immigré bu yéenewul soxnaam toog ci wetam amul gis naa ñoo xam ne bu ñuy ba ñuy épargner di fexe seen soxna ñëw amuñu sax séjour amuñu ko sax mais pour revenir sànq li père de wax parce que encore une fois je fais bien une précision man boog la majorité ñi ma ci gis gisuma ci kenn ku amul yéene sa soxna nekk sa wet gisuma ko ci mais loolu dafa am ay inconvénients yu grave aussi yoo xam daf ci am loo xam ne constat la comme yan merci beaucoup Alima gis nga li père wax sànq et pourtant yàlla xam ne ne musul immigré de waaye il parle en connaissance de cause ku ndóbin rey sa maam boo gisee lu ñuul daw immigré gis nga Alima
pardon. yow immigré ndax yow immigré nga. mais Benoît bàyyi jàmbur. man immigré naa. non moom laay laaj ndax yow immigré da nga ne père immigré wul ndax yow immigré nga. non xanaa déggoo li ma daane la. immigré ñaata waxtu la non immigré ak dem voyage ñëwaat. kii nee na immigré na dama ma ne ko ndaw immigration bu gàtt. ñaata temps nga immigré ñaata temps nga immigré. non dama bëggoon xam ñaata temps nga immigré. mais ñaata temps nga immigré. ñu ñaata temps la def à l'étranger. papa ñaata temps nga def à l'étranger. ah moom la immigré. dem naa France ah. dépense kooku doon jox. dem naa France daal dem naa France man ak Alima waaw ak yow. ba ngeen réeree man maa leen gindi. Alima gis nga ba nu réeree gindiwu ma leen France. ñoo dem ca métro ba Alima ñu jox ma carte bi nii jox ma carte France. naa ñëw léegi ci loolu ma dem la ko daal di koy teg daal di wàcc ci gaar ba waaw daal di nañ jël ligne 14. dëgg la ñu jël ligne 14 ligne 14 wàcce man fekkewu ma loolu. bu fekk na maa ngay nelaw. boobu daal réer nañu France daal waaw fexe naa ba indiwaat leen rek ci Bercy ci hôtel ba waaw. loolu ci immigration ba tey. ci ñetti fanu immigration. gis nga Alima. waaw pros. nit immigré na. jël jabaram daj ci lu ne. pour mu fekk ko fi mu nekk. mais malheureusement le constat qu'on a fait mooy. moroomu jigéen yam fay fekk. ñoo dul bàyyi wee ci benn fan. parce que ñoo koy ëpp expérience. gën ko xam dëkk bi. gën ko dégg langue bi. ñoom ñooy nekk les premiers éléments déstabilisateurs de ce couple là. à quoi faisant. contrairement à ce que Ben a dit. li nga wax amul oui Benoît. li nga wax amul. comment ça amul. ay yow nga indi sa jabar bàyyi ko ba ñeneen jigéen di dugal boppam si xel. tu es un homme mais c'est ça la vérité. tu es un homme faible. ah faible c'est ça la vérité. loolu du faiblesse. bon. encore une fois si le mari est faible. la femme bi jëkkëram daj moom ba fekk ko bitim réew. mu nangu ñu détourné ko moo gën a faible ñëpp. parce que tout simplement. dan lay may tout simplement le temps nga toog nga arrêté wu. xam ruq-ruqaat yi. xam boo bëggee jël taxi nooy def. xam lu ñuy wax la dégg langue bi ñu commencé di lay wax naan la est-ce que xam nga ne boo demee béréb sàngam am nga bénéfice am nangam est-ce que xam nga ne boo defee nangam am nga bénéfice am nangam commencé di la nandal yoo xam ne moo lay permettre yow. yaa ngi dégg nga mën a taxaw di défier sa borom kër moom mi nga xam ne moo la fi indi. parce que loolu mooy nekk la principale raison. bi nga xam ne mooy déstabiliser les couples. ñëw naa yegsi naa li nga mën laa fi mën droit yi nga am laa fi am. soo mënee sëy bi continuer boo ko mun lee nga jaar gauche ma jaar droite du ma tere am sama séjour évoluer dem sama yoon dox sama dox parce que encore une fois soo xamee Europe xam ne mënul nekk comme Sénégal takk naa Alima léppam man la war parce que contexte économique et culturel bi moo koy imposer mais contrairement ak Europe contrairement ak foofu da ngay xëy dem kii xëy dem vous êtes obligé de vous séparer les tâches parce que la vie est extrêmement chère là-bas et n'oublions pas que nit jël na soxnaam yóbbu ci wetam fekk njaboot gaa ngi fii di jàng ñoom. parce que boo leen fa bëggee dajale di nga xam ne yàlla buur du comme fii de. boo leen fa bëggee dajale di nga xam ne yàlla buur donc li ma bëgg a wax rek mooy loolu soo gisee góor ñi parce que la preuve daan nañ ko def soo demee ba gis ne def baa ngi wàññeeku kon kay am na lu ciy ñuul. mais est-ce que góor ñi waruñu boo jiitoo yow ci sa soxna. nga jiitu ci sa soxna ba maîtriser ko xam fi am benn complicité bi ak moom. xam ni ngay doxalee ak moom. est-ce que Mouhamed Mbaye dina mën a jóge fële pour dugg ci biir wala Sophie Gueye jóge fële dugg ci biir pour séparer leen. merci beaucoup Alima bonne question. jigéen ay wax Alima dama lay wax ne la tubaab def ne. l'intérêt personnel est la force motrice de toute action. parfaitement. l'intérêt personnel. est la force motrice de toute action. boo fiy jógee di dem problème du am. sama jëkkër la am naa fierté wu immigré na dama ko fay fekki. mais boo demee da nga fay gis ay opportunité yoo xam ne. su la yàlla mënewul gan rek nga koppal ba yàqu. da ngay dévier ñi may wax ak may dégg. ak te man wax naa encore une fois du ma toog ci télévision di wax lu ma dundul wala lu ma tegul sama bët wala loo xam ne nii gisuma ko. mais da nga koy dégg lu wér. tu comprends. da nga ko dégg. tu n'as pas immigré pour savoir ça. yow benn ci weeru koor nga nekk. ma ne tu n'as pas immigré pour savoir ça. benn ci weeru koor nga nekk. man du may kuy dégg naa foog naa yaakaar naa. nee nañ ma non. teg bët wax. ñàkk teg bët noppi. sur 400 femmes ñaata ko def. xam nga ma wax ne voilà ma wax ne. loolu c'est un sujet extrêmement complexe. parce que da nga dul maîtriser fondamentalement pour mën a sikkal ko góor gi. mais kii nekk bitim réew
am yéene wu yónnee Sénégal 3 4 5 millions pour nga fekk si ko waaw yéene mën naa gën a noble loolu. waaw lan moo ciy xew après ba couple bi am problème boo xam ne pratiquement góor ñëpp yóbbu seen jabar bitim réew ak ku leen rek la yebale. ñaata jigéen a yóbbu seen jëkkër bitim réew. laaj leen ko c'est minime. par rapport aux hommes. kon yow yaa nekk ministère des affaires étrangères yaa xam ne c'est minime par rapport aux hommes. arrête vas-y loo maîtriser wul bul ko wax arrête. li tukki ci góor tukkiwul ci jigéen. arrête Benoît arrêté non yow yaay arrêté. parce que nee nga c'est minime que li jigéen ñi yóbbu seen jëkkër c'est minime. mais waxul jigéen ñi yóbbu seen jëkkër yi dem seen yoon. c'est minime. il parle pas de ça par rapport aux hommes. arrête waay je le dis haut et fort. waay yow yaa ngi dégg maintenant pour ki nga xam ne daf fi des. c'est vrai que femmes yi am nekk nañ ci victime. parce que li góor mën a lijjanti bitim réew jigéen mënu koo lijjanti fi Sénégal loolu nangu naa ko mais man xam nga toujours dama koy dugal dans la simplicité. ndax bu la yàlla noppalee da ngay noppal sa bopp. jëkkër tukki na mën naa ko muñ téeméeri at yoonu kenn nekku ci. balan ko mu muñ ko. parce que loolu la ko diinam sant. jëkkër tukki na def 2 weer mënuma koo muñ borom bi nee na ko na fa yam balaa muy jur fitna balaa nga koy moy. parce que lépp gën kat jóge voyage ñëw ngénte doomi jàmbur. am na ba tey. donc loolu c'est un problème déjà réglé encore une fois. merci beaucoup moo tax même ki ñu mettre dans des conditions extrêmement difficiles tu n'as pas l'obligation toog fa. dama yaakaaroon kat ne ba may takk maag yow la woon pour mu neex ñu boole uuf njaboot gi dem naa ba gis ne loolu nekkatul kat man kat yeewi ndax xam naa ne boo yàggee bitim réew ma yàggee Sénégal dinaa dugg loo xam dinaa la tooñ yow mi sama borom kër tooñ sama borom. et basta mu yem fa. mais am na droit ne la dépense sama loxo lay jaar sama dépense. amul droit. da ngay fase Benoît arrête de dire toujours gis nga tant que yaa ngi jël góor ñi ak jigéen di leen tëkkale comme li. yow tëkkale amu fi mais ñi toog si plateau bi jàng alxuraan jàng diine dañu wax lan la yàlla wax. yàlla lan la dépense sa loxo jabar nga koy teg doo ko teg sa loxo yaay. soo ko dëkkalee soo nekkee sa kër papa ak sa kër yaay kay dañ leen a boole fat. dañ leen a boole yéen ñaar fat. mais Mouhamed Diop yow tamit doo bàyyi nit ñi am indépendance. la société. li Alima wax sànq Alima dafa wax lu am solo. bul ko bàyyi sa kër bul ko bàyyi si appartement ak say doom yóbbu ko sa yaay ñu gardeel la ko waaw loolu moom moo ko wax en tant que jigéen moom la engagé moo fi am ça engage kenn moom la engagé wuñu ñun ñu déglu la mais moo gën a garder dal pourquoi garder yaa say daa mënu leen ko dugal plateau bi day ay menaces des fois ay menaces. waaw xam nga diggante couple bi jëkkër ak jabar waaw bu ñu sëyee ku ci nekk dañ ne fi nga nekk na fa sa soxna nekk mooy li gën. waaw loolu la alxuraan wax askinuhunna min haysu sakantum min wujdikum. d'accord. wala tudaaruhunna li tadayyiqu alayhinna. dafa nii fi nga dëkk bu dee France nga dëkk jëlal sa soxna nga teg ci sa wet bu dee Sénégal nga nekk boo ko tekkee jël ko teg ci sa wet parce que ku ci nekk da ngay soxla sa morom. bu dee ko jigéen ki dafay soxla borom këram di nekk ci wetam. bu dee ko góor ki aussi day soxla soxnaam di nekk ci wetam. parce que ku ci nekk da ngay mottali sa morom. léegi nag mu des bu nekkee takk nga daw si ku góor ki war a dem tukki wala nga fekk sa jëkkër xam ni kii tukkikat la nga d'accord sëy ak moom xam nga loolu yow yaa ko nangu kon forcément dala fii bàyyi dem mu des nag ndax yow di nga ko mën a muñ wala doo ko mën a muñ bu nekkee sax sëy ak jaamu yàlla moo la andi mais am na ñoo xam bu ñu ñëw aussi dañuy xam ni kii immigré dafay tukki mais seen bopp li ci nekk yëpp mooy naa dugg ci sëy bi pour que mu yóbbu ma mu mën a tekki. am na jigéen ñoo xam ne xalaat boobu la ñuy am bu ñu dugg. waaw mooy ko indi conflit donc kooku intention am rafetut kooku mooy jigéen ñi nga xam ne bu ñu demee foofu. nekk ak seeni borom kër. commencé miin duggante am ay yeneen i xarit. am na fa de laay wallaay. ak gëmuñu ko. pros wax ni ak ñu loo xam nag. gëmuñu ko. du ma wax damay làmbut. wallaay am na fa. dund baa ko ma jege. mbaalu ma taq loolu leer laa lay wax Sénégal laay waxee. wallaay am na fa. parfois da ngay jël sa mbokk moom ca gaa jégg nga koy jëlee indi ko doo xam dara nga jël ko yóbbu duggante fa ak ay jigéen yoo xam ne dañ koy dévier wallaahi moo xëy nga nekk ci kër boo nee un mu ne la deux. wallaahi ko wax. loo gas le xale loo gas ma suul. te kenn du fa dóor jigéen. wala ne la nag réew mii boo ma fi laalee dinaa la yàq. am na de. ñoo xam ne say mbokk la ñuy nekk nga jëlee leen ci dëkk ba indi leen. takk leen yóbbu leen bitim réew. sa mbokk. mais dinañ la fa def jëf joo xam ne di nga mel ne étranger yow mi nga xam ne yaa leen fa yóbbu sa fi. da nga naan su ma yëgoon kii du ma ko indi. léegi nag boo gisee parfois góor ñi di ragal donte dinañ ko bëgg de dañuy bëgg jël seen soxna
indi mu nekk ci seen wet. mais ñoom ña fa nekk gis nañu gisati yoo xam ne xam nga tey dañ la naan dox daje sëñ Ndiaga dox daje ñu ne la wóorul xam nga loolu la ñuy wax dox daje. lépp a ngi ci biir. wóorul lépp a ngi ci biir alima. demal jël sa mbokk indi nga yóbbu sa mbokk mu rendi la tëj lu la am na ci koo xam dem na ak jëkkëram ba ay mbokkam dañ ne ko bu waxaat ñoom ñaar ñi ngi ci kër gi su waxatee ak yow sax bul ko tontu. parce que li mu bëgg mooy sànk la xam nga foofu kenn du fa laal jigéen bokkul ak Sénégal. boo fa yóbboo sa soxna di nga dem ba moom moo lay ëpp foofu doole. parce que seen loi loolu la. bokkul ak Sénégal na la génnal kër gi. très bien léegi nag moo tax góor ñu bëri. dinañ bëgg yóbbu seen soxna yi. yow loolu baax na mais baax. yow yaa bëgg loolu yow. papa ma daane rek. yow yaa bëgg lu bon. yow loolu xamoo pour lan la. nga xuloo ak sa soxna. waaw nga yor ko indi ko fa. paase ko ñu ñëw ne la. si biti doo fi fanaan 50 mètres. doo fi fanaan def ko Sénégal. na kenn ñëw délogé ma. waaye yow. xam nga woo leen ñu su boobaa reyante du fa am. sama kër reyante du am si kër ga. fii ma ne reyante du am si kër ga. di nga dem fanaani feneen après soog a ñëw. taxawal nañ ma moom sama kër tabax ko bu ma koy tabax kenn fekkewu ko ay alkaati ñëw di ma génne sama kër. loolu mooy tax parfois góor ñi di ragal di yóbbu seeni soxna comme ni mu amee aussi ay góor yoo xam ne. man doon maa ñemee génne sama kër gi ma tabax. kon de bul tukki. fu ma bul tukki de. bu mu dëkki foofu bu mu dëkki États-Unis foo fa demee def dara dañ lay dàq. yow dañ lay dàq dañ lay mënate sax doon may rey rek doon may rey su boobaa benn yoon yóbbu ma sama kër gi moom ko ñëw ñoom hélicoptère la ñuy jël dana cap jolle yóbbu la génne la ko hélicoptère ñoom dañu garaaw de. man am naa ay mbokk de. foofu say mbokk duñu ñëw fan foofu. wallaahi am naa ay mbokk. mais père loolu nga wax noonu père. moo tax nga gis am na ay tubaab yoo xam ne am na tubaab yoo xam ne il pète les plombs. dañ lay rey seen bopp rey xale yi et puis ñu yam ci. loolu moo ko indi il pète les plombs. su keroogee ku ma ko daal def. ñooñu gën a sikk foofu ñoom. moo gis ni dañ la naan coppet yóbbu la. dama ne bakk dina tëdd diggante fi may jëlee. écoute ce mec là. mooy wax ni sax dañ lay dégg mën nañ laa jël si continuer yow. ñëw jël si ma maa ngi dëkk Thiaroye Géej. continuer yaa Thiaroye Géej laa dëkk nañ ñëw jël ma. nañ ñëw ñu jël ma Thiaroye Géej. lu ma def. yor sama kër yor sama soxna nangam bugguma ko sama kër. wax ak sama soxna nga ñëw ne ma génnal kër gi. c'est pour protéger la femme. waaw yow waaw man a protection de la femme waaw yow. yow loolu jigéen jiital na la lool. oh non. yow jigéen jiital na la. yow kër yëpp yàqu na ku nekk am fit. ba ci sama njaboot doonoo am fit ndax kii. ndax bon waa barka borom Tuubaa. non léegi dañ lay jàll baat. mais Alima loolu nangu woon nga mu am Sénégal waaw wala déet xuloo am si kër police ñëw ne ku góor ki demal. billaahi wallaahi wa taala day indi jàmm voilà jàmm ji rek la. borom Tuubaa wax nan ma loolu. doom wax na ma loolu ne ma papa danga dul seetlu mais bon waa lim la dëgg la ma ne ko lan mooy dëgg mu ne ma nangam ak nangam loolu la neex lool te yomb ma ne ko waaw dangaa bëgg lu bakkane. waaye du fi amee. ayca yaa Seyda du amee ci man de. wax na dëgg gis nga Sophie problème bi am. bitim réew. dafa kër yaa metti jax parce que jigéen ñi bu ñu ñëwee am na ñu leen di xaar ñoo xam ni góori sénégalais yi ya fa ne nga xam ni dañuy bëgg lu ñu doon dund Sénégal ñu dund ko ak seeni soxna foofu am na fi ay jigéen yoo xam dañu naan carrément bul ko nangu donc ki nga xam ne alal moo ko yóbbu bu yegsee ci li muy nekk rek mooy lu koy may xaalis. moo tax nga gis góor ñu bëri dañuy yóbbu seeni soxna foofu ba pare ñu wal leen gannaaw am na ci. su ma ñëwee ci wàllu dépense bi. am na de. jëkkër ji nga xam dafa nekk foofu di yónnee soxnaam dépense dëgg la boo nekkee ak sa soxna Alima. war nga ko mën a jox dépense mu tegu ci loxoom. mais papa li mu wax aussi dafa nekk dëgg Sénégal la ñu nekk ci kër yi la ñu nekk xam nañ dafa nekk. am na ci ay jéeg yoo xam ne bu dépense bi jaaree ci seen kër. kenn dootul lekk. ab surga du lekk. noonu laa amee ay goro yuy wàññi dépense tam. waaw am na. mais waaye Alima maa la bëgg a waay man daal. may leen ma daal après ngeen dem am na ay goro yoo xam ne dama ne xaalis bi su yegsi seen loxo. yéen bàyyi leen kër gi. day jëkkër rek ngeen def morom. benn histoire bu ma leen di nettali. mais dafa ñëw fii télé bi di wax bay jooy ànd ak frère am. doom ji dafa tabax këram ba mu yegg. te mère bi ca àll ba la ne. moo jaay ay takkaayam bay ñu dajale ba yóbbu seen doom. den ay làkkat lañu. mu dem bitim réew. bi mu demee bitim réew daal ni yaay ji ak seen famille nu ñu jógee dëkk ba ñëw ci kër gi mu tabax. bokk ko ak soxna si. léegi nag waa ji su joxe dépense ci soxna si la koy jaarale direct. jabar ji. mais torturé na leen façon torturé boo xam ne ci kër gi.
toroxal na leen ba maire bi dafa jël ay bagages am ni moom. day daw. ñànkatang ak ñax yi mu doon lekk dëkk ba moo ko gën a liñ koy jox ci kër gi. mais vice versa. voilà am na ñu nga xamante ne nii xaalis bi dépense bi mi ngi jaar ci seeni goro. aujourd'hui kër ga duñu lekk lu baax. dara ndaw si du jël lu baax duñu lekk duñu togg lu baax. goro yi dañuy roppit dépense bi ñoom itam. di def naka su loolu yaa Seyda. boo waxee vice versa ba tey moo tane léegi nag par exemple. góor gi xam nga ne tanewul de. may leen ma daane. si c'est le may leen ma daane rek góor gi nekk bitim réew. bëri na ci goro yi def loolu. papa yow rek laa bëgg nga déglu ma. papa yow rek laa bëgg nga déglu ma. góor gi nekk bitim réew. mën naa def nii. dépense bi mu teg ko ci loxo yaayam bu dee yaayam mi ci kër gi. wala ñu jël ko yóbbu ko ci boutique bi. ngay wàññi. ñu ne boutique bi jeeg est-ce que xam nga Alima da ngay gis góor goo xam ne mais bi ngeen doxee ñëpp dama leen déglu may leen ma yegg rek après ma jox leen da ngay gis góor goo xam ne kër gi day am ay ñeenti jeeg mais moom mooy joxe dépense moo xam ne nekk ci kër gi nekk bitim réew ñeenti frère am nekk ci kër gi moom kese mooy joxe dépense léegi dépense bi mën nañu ko teg ci boutique bi ñu ne jeeg bu ayee de mën nga jël 5000 francs mooy sa dépense mën na bañ a jaar sax ci loxo mère bi mais parfois da ngay gis jéeg ji laalox ci kër gi ñu jox leen dépense da ngay gis ñoo xam ne tubaar fakàlla bu ñu toggee kenn du lekk dañuy xiifloo waa kër gi loolu amul léegi suñu gisee ne dépense bi mu jaar ci maire bi mën na ko téye organiser ko nit ñi di lekk di naan te kenn du nattee dépense bi kenn du ko nattee kenn du ko tuuree kenn du wàññi dépense bi kenn du ci jënd ay vaccin ñu gis ni mu nekk ci maire bi moo gën a baax dañ koy jox maire bi du tere nag yow su weer deewee soo génnee dépense ba pare nga génne sa 200000 yaa xam sa 300000 yaa xam sa 500000 ni sa soxna li sa argent de poche la téye ko li benn doon wax sànq bu kër gi toggee cere mbuum fekk ndaw si cere mbuum neexu ko kii la bëgg shawarma la bëgg mu génn ndànk dem jënd shawarma am dugg ci néegam lekk am na jigéen ñu mel noonu am na ñoo xam ne duñ ko def am na ñoo xam ne duñ ko def am na ñoo xam ne duñ ko def lu ñu ñam seen goro dinañ ci ñam barka borom Tuuba mais su nekkee jeeg boobu la dafa bëgg lu ñuy togg ci kër gi neexu ko jox ko argent de poche am nga teqali ko waa kër gi su guddee mu seet la ko neex mu dem jënd ko lekk mais moom su jàmm dee am sax day toog ba sàgg daal di jënd junni dibi. waaw yaa Seyda pourquoi vous voulez compliquer la tâche yaa Seyda da ngay def conférence di waaraate. léegi maire bi dem na ba maire bi dafa xamul mujjee. maire bi daa mujj ñibbi village. daf koy def. Sophie maire bi dafa mujj ñibbi village. maire bi lenn rek moo jaay moo bay ay takkaayam yóbbu doom dafa mujj ñibbi village. moo takk ay takkaayam yóbbu doom bàyyi gor bi ak kër gi. maire bi lu mu bëggoon du lenn lu dul dépense bi di jaar ci moom mu di ko génnee dem di ko natt. mais Mouhamed yaa ñuy def noonu takk takkaay yóbbu la nga tukki. waaw mais non je suis désolé. je suis désolé. exemple bu leer la joxe de. leerul de. non daf ne. non vice versa. daf ne ay jigéen mënul wax vice versa parce que non elle est en train de raconter une histoire. mu jaay ay takkaayam yóbbu doom loolu la wax beneen fee. loolu mais non beneen boobu yow boo jëlee parole nga wax ko mais kenn du jaay ay takkaayam yóbbu sa doom. di wàññi ay takkaay ak yow sa doom même boo yóbbee takkaay bu gis xale bu jigéen ba takk ko andi ko ci kër gi. ah mais loolu kay ay takkaay mënul nekk yaa ñuy wàññi dépense. fayantu la mënul nekk yaa ñuy wàññi dépense. fayante la. maire bi day wàññi dépense maire dañuy wàññi dépense. mais du yaay bi yóbbu bu ñu leen joxee maire bu ñu leen waxee ñu joxe dépense junni ci kër gi 3000 la ñu jox famille. Mohamed mere naa la trop te kenn du wax boo waxee ñu ne danga may sa jabar damay woo léegi di ma jaxase ak yow di kii. moo il faut pas rek ñu bàyyi xale yu jigéen ñi naan xale yu jigéen am goro buy wàññi dépense bariwul de. d'accord papa yor ay surga yor ay njëkk jigéen. ab goro di wàññi dépense su ca dolliwul du ca wàññi. dëgg la bariwul de. Sénégal li lay wan ne maire bi gor la. gore moo tax bëggul indi problème mu jël ay bagages am ni moom. dem ci àll ba di lekk ñànkatang ak ñax. waaw ñànkatang ak ñax soosu ñax yooyu. moo ko gënal mu toog ci kër gi ñu koy génne loo xam ne dañ koy congelé. dañ koy congelé une semaine xoolal. Sophie togg ceebu jën congelé ko. maire bi fii la ñëw di ma nettali de togg ceebu jën congelé ko. congelé ceebu togg maafe congelé. du togg une semaine bi yëpp congelé denc. ñuy tàngalal maire bi te Alima maire bi. benn lay pàkk la. maire bi est-ce que am na temps. Alima maire bi. lan moo ko xañ jàmm. non dama ne est-ce que ndaw si tam liggéeyul. lan moo ko xañ temps. liggéeyul moo tax muy togg. beneen yoon boo jëlee maire bi jëlal xale bi tamit mu ñëw expliquer la version bi bul jël benn nit mu wax
wax rek nga ne ayca gongo. li ngay liggéey moo tax doo ko. man jamono jàmm bu du woon liggéey maa Alima ñaari version moo gën. mais liggéey waru la. mani liggéey waru la. barke borom Tuubaa liggéey waru la. ci kër ga nañ leen teg pour njaboot gi. bu ma liggéeyal woon doo am poste. waaw. kaa toog. booy jël da ngay jël ñaari version. continuer bu ma liggéeyal woon tey def émission ni man rek lay def. waa léegi. ah. bu ma liggéeyal woon di nga toog saa kenn du la xam baa bi. kenn du la xam bu manqué. toog di nga mais Alima Ndione. Alima Ndione. papa nee ko bu dee liggéey. wuy leen yaa papa nee ko bu dee liggéey mu jël jànq. nga jël jànq. koy toggal mère bi. ndax ñu ngi lay jox dépense. mënunoo togg. yi muy congelé yi muy congelé. su la defalee laaxum sànqal bu def ay doom. maa ngi dem ci keneen. su la toggalee ba xamum saa. yaa seera moom day wax. nokkos ba day ànd jaxasoo ak kii bi léeg-léeg. jëlal ñaari version yëpp. nokkos bi mu ngi mënuñu ko de. mënunoo togg de. yooyu kenn defatu ko. sànqal si dañ ko defar def ko si ay plastique da ngay dem jënd rek sotti. papa sooy rosi di nga lakk. papa am na koo xam buy togg nu mun a def. waaw déglu ko. yow. day vocal. déglu ko mu ne. ngeen nu muy def maman noo bëgg a togg lii dañ koy defee. di wootee seen kër naan ko ni toggee nan laay def. ba kan laay def gerte gi. léegi ma yaa yoo ñëwal. après dox ba seen tànk yi dafa yàqu. ñan la. dox rek ñi di dawal ñu ngi ci oto bi rek. oto bi ak dox. ak dajale xaalis. barke borom Tuubaa mënunoo togg mënunoo yekk mënunoo. am nga maire bi su demee ba naan ñànkatang ak ñax moo ko gën a di muy gis ci kër gi parce que yaram bi day daw da koo seexlu. maire bi daa amoon lu mu bëgg am ko rek. jigéen doo ci demoon léegi ci kër gi fëgg ko ni ko jógal gaaw nangam laa bëgg nga toggal ma ko balaa ba tëset du ko mën. papa dañ koy télécharger léegi télécharger. te soo demee Touba tey soo fëggee soxna Maam Fatou Mbacké su ko sëñ Modou Habib ne waaw kay. cere ju tàng jër la lay defal cere. ci saa si la ko cere ju tàng jër lañ lay defal laalo. ñun ñuy mooñ di cere. Alima mën ngaa mooñ. mën naa mooñ mën naa waaw. waaw. cere. papa cere lañ lay defal bu tàng jër teg ci meew. mënoo ko dindi. mënoo ko dindi. barke borom Touba mu. waaye ñoom Sophie ñii télécharger rek. Sophie maa ngi ñëw ci Sophie léegi Maya. Maya mi du mooñ c'est du sûr araw que yaa ngi. mënta saddu mënta fakku. yaa ngi jànkonteel ak xale jigéen yu bëri seen i borom kër nekk dëgg la déglu ko. waaw Allemagne. waaw. wallaay xel laa def ci gën a gi. Ndiaga dañuy télécharger tax léegi. télécharger di jàng di teg portable di jàng di toog. ba teg diw ci kaw ba teg diw. ba teg diw ci kaw. xam nga ne nokkas bi nan lay mel. papa nokkas bi nga ne muy mel nokkas bi. nokkas bi. loolu su fekkee mbaxalum Saalum la nga xam ne da nga koy tay soo ko sóor. waaw da koy tay ak gerte noflaay. waaw ñun ñu mën a togg ak nokkos bi. dañoo mën a togg ak soble su nëb si. ak géejug Tamba Jeng gi. dëgg la ñoom ak nettetu ji moom ngay ba mais am na ñoo xam ne su ko defee day defi donju. waaw nokkos ba. bala borom Tuubaa day def ay donju. donc ngay wax sénégalais yi. day def ay donju. andi ci biir ceeb bi nga sóor. c'est parce que kii waaw mënuñu ko mënuñu togg mënuñu. lii dafa yomb dafa yomb. waaw daal di lakk ay yàpp rek daw waxal dama. d'accord Maya Aïcha. mun noo togg de. Aïcha ku ci bëgg tester sa jabar suba ne ko cere yi nëxal. dimanche nga andi cin fii. ne ko cere yi nëxal ku ci bëgg rek na nga tester sa soxna ne ko cere yi nëxal. ay intellectuels yu bari ay ministres ñu ko bëgg tax moom na xam. def ci gang def ci gang ñoom gang. papa ñoom gang yooyu nga def ko ci cere ji. dama ma wax da dama waxal la neex. voilà donc Safia man su ma gisee sëy léegi damay tiit. laaj kii ku yaakaar mu mooñal la. waaw looy tiit looy tiital. d'accord. kii parce que sëy la ñu wax. c'est entre un homme et une femme. waaw mbëggeel pur et dur. mbëggeel boo xam ne dara lalu ko mbëggeel boo xam ne l'amour la avec un grand A. du coup man je me dis que nit soo ko bëggee. lan mooy l'amour moom mu ne. l'amour avec un grand A. l'amour avec un grand A c'est-à-dire nit ki da nga koo bëgg rek actuellement. nit ki da nga koo bëgg rek te yàlla tax c'est-à-dire seen ci leer. bu dul waa ne li ngay dund actuellement mooy amour avec grand A. kan xool ni nga. ma jottali dégg ko. réew. papa yaa may tooñ. voilà donc man je me dis que sooy dund mbëggeel boobu avec grand A. jërëjëf papa tey sax man yow laay jàkkaarloo sax su may wax parce que dama. loolu la neex rek voilà donc man je me dis que sooy dund mbëggeel bi avec un grand A.
yaa Seyda waroo séentu dara c'est-à-dire ndogalu yàlla la lu ci am rek muy neex lu neex comme bànneex pour man da nga ko war a subir ñi nga xam ne seen jëkkër yi dañoo voyager parfois day ñëw rek daanu seen kaw mais man je me dis que loolu toujours ndogalu yàlla la xëy na yàlla loolu la namm ci yow ku góor kii dem am na nu muy demee dem boobu muy dem gënalu ko am na noo xamee am na nu muy demee que toog xëy na ci wetu njabootam toog ci wetu yaayam toog ci wetu jabaram xëy na loolu moo ko gënal mais xëy na li muy wuti amu ko ci réewam su ko amoon ci réewam amaana du dem à l'aventure am na ñoo xam ne dañuy dem xamuñu lu ñuy fekk ci parce que gàcce la ñuy bañ ci seen njaboot dépense war na leen war nañoo toppatoo yaay war nañoo jënd suuf tabax kër dugal fa yaay dugal fa jabar ak seen njaboot amuñu ko Sénégal yàllaa ko dogal dañuy dem wuti ci ko bitim réew am na ñoo xam ne yóbbuwuñu seen jabar c'est pas parce que ñoom ñoo ko bañ de mais c'est parce que nañuy dundee foofu permettre leen ñu yóbbu seen jabar naam xëñ na am nañ papier mais seen jabar elle sera mieux à l'aise au Sénégal parce que xëñ na dugal mi ngi nekk ci benn kër goo xam ni tane na foofu am na nu muy demee ci néeg la dëkk moom ak 5 copains donc man li may peut-être je parle en connaissance de cause mi ngi dëkk foofu ak 5 copains ñu dëkk ci benn néeg kooku fan nga yóbboo sa jabar am na ñoo xam ni seen jabar elles sont mieux à l'aise au Sénégal que ñu yóbbu leen du yow c'est pas parce que dangaa am jëkkër mi ngi nekk à l'étranger que forcément daf lay yóbbu bu dee mënu laa yóbbu nag daf la fiy teg parce que yow nit ki da nga koo sëyal lépp lu la ci daal da nga kaa war a muñ parce que yow yaa sëy prospère par exemple. pour le meilleur et pour le pire. pour le meilleur et pour le pire. am na jigéen ñoo xam ne dañuy ci ngoro li ñu ngi génn koo xam ne mi ngi nekk France. ñoom def nañ seen calcul ba pare avant sax ñuy dugg ci sëy bi dañu naan xaaral ma dugg ci sëy bi su ma ci duggee je ferai tout ñëw ci mayaa def ay astuces lu nekk nga nekk ci téléphone bi di ko wax yu neex di ko wax ay affaire góor la mu ne man kat kii li may wax ni xaaral ma indi ko sama wet alors que plan la ku jigéen kooku teg na plan bu weex taal ni man kii damay def tout ma yóbbu ma su ma yóbbee naa rafetal 3 mois 4 mois su ma paree damay dox sama dox effectivement yow bi ngay dem xëy na regroupement familial la wala quelque chose comme ça nga dem jéem ko tapas dem sa yoon dem mu dem pour man loolu àq la am na loo xam ne également je suis pas d'accord te duma ko monsieur cautionner le fait que sa jëkkër nekk àll yàgg fa lool dëgg la ndogalu yàlla la def fa par exemple benn 5 ans yow ku sañoon da ngay nekk ak sa jëkkër mais nga dem ba am loo yëg sa yaram nga dem ba ni man mi am na daal lu may sentir sama yaram loo xam ne xëñ na sama jëkkër rek moo ko mën a satisfaire pour man yaa Seyda xëy na côté boobu dina ma fa leeral nit ku nekk nit nga lan moo ñuy wutaleeg bàyyi may xel esprit de discernement ak xeex ak sa nafsu man je me dis que nit loo bëgg a muñ war nga kaa war a mën a muñ ñun ay nit lañ yàlla am na lu mu def ci ñun loo xam ne man tey jii su ma jékki-jékki woon am envie mbéj prospère du damay am envie rek dem def ko dinaa ne kii kat su ma ko mbéjee xëñ na moo ma ëpp doole kii kat lan moo ma ci war a mën a fekk effectivement jigéen bu dem tey ji ba am loo sentir sa yaram bu dee war ngaa war a mën a xeex ak sa nafsu pour war kaa war a mën a muñ ñu dema yaa attention maa côté boobu laay ñëwee mën nañoo muñ mais am na ñoo xam maa ngi ñëw foofu laay dem bu dee yow mën nga kaa muñ yaa Seyda te nag kaa ñu waxtaan bu dee yow diine gi mi ngi ci yow yaa Seyda wala nga bokk ci yenn famille yu bari danga koy jomba def man de Maya rus naa bokk ci benn famille ñu naan mayaakat gis nañ ko am na jëkkër am far mayaakat gis nañ ko jëkkëram mi ngi à l'étranger lu ne ma ngi koy def pour bégal ko waaye gis nañ ko su guddee day laxasaayu dem di farantu ji man même su dul religion bi sax jomb naa ko ci famille ba ma bokk jomb naa ko en tant que man Maya religion bi ñëw nag ñëpp xam nañ ne njaaloo la fornication loolu que tu sois célibataire que tu sois marié loolu warul kenn du coup yow soo demee ba loolu dal la bu dee mën nga kaa muñ yaa Seyda nga xeex ak sa nafsu nga muñ ko te xam ne yàlla loolu la sédd yow yàlla deful ni que yow dangaa am jëkkër boo xam ne dafay toog sa wet yàlla daf laa nattoo jëkkër buy tukki yow ba nga ciy dugg xëy na xam nga ko tu t'es marié en connaissance de cause li fiy neex da nga koy muñ li fiy naqari da nga koy muñ te li fiy naqari mooy sa jëkkër nekku fi toog ay ñaari atam nga bàyyi sa jabar c'est pas normal du yoon de je suis d'accord du yoon mais bu dee yow wala day fees de yenn saa yi nga am sax sa jabar foofu bàyyi ko mu souffrir c'est pas normal côté je suis d'accord yaa Seyda je suis d'accord mais côté boobu bu dee yow dangaa dem ba nga xam ne xeex nga sa nafsu mënoo ci dara dem nga ba yëg sa yaram loo xam ne mënatoo kaa muñ pourquoi doo divorcer
parce que sëy am na mais divorce am na soo demee ba nga xam ne yow mii mënatoo kaa muñ balaa ñu lay dégg ni am nga jëkkër am na far loolu war a dem ba ci say sët ñu lañ koy xasee nga tas sa sëy parce que sëy dagan na tas dagan na dëgg la yàlla bëggul tas mais daganal na ko soo demee ba mënoo koo muñ moi je me dis que bu fi nekk sax di am jëkkër am far wala même nga koy xalaat sax pour man le fait que ngay toog naan man sama jëkkër nekku fi mais kii romb fii grand bi romb fii mais kii coofe na de mais kii su ma ko amoon ça veut dire que yow dafa goo ko mais l'élément intentionnel il est là le fait que ngay toog di ko xalaat moi je me dis que loolu sax xaw ma nag man je me dis que loolu war nga cee war a mën a am bàkkaar le fait que ngay nañ ma baal ci kàddu ngay génn si kuy romb non moi je me dis que non yàlla du def noonu yàlla du bind intention waaw mais man je me dis que loolu rek man jigéen le fait que ma nekk jigéen man rus naa di xalaatee noonu qu'est-ce qu'il vient de dire moi je me dis que soo yéenee lu bon yàlla ne xaar leen côté boobu moom mënu ma ci ko ñu doog a bind soo yéenee lu baax nag mu bindal nga accomplir mu bindaat waaw ba tey côté boobu mënu ma ci wax ndax maîtriser ma ko moi je me dis que man en tant que Maya man le fait que may toog di xalaat ñaawteef yooyu noonu rek ça veut dire que seytaane mi ngi may ëpp doole may toog di ko xalaat naan mais kii coofe na de mais kii tey jii su ma demoon fréquenté ko mais kii ça veut dire que mi ngi sama xel seytaane ëpp na ma doole su ma demee ba tey ba war a mën a am jëkkër war a mën a am far balaa taag ma tas sama sëy dem nekk kooku moo gën tey ji ma dem ba ci yàlla ñu may door doublement du coup dëgg la metti na mais nattu la te lu metti ñëpp lay dal côté boobu su ma fa defee parenthèse damay dem ci belle famille également ni nga xam ni benn Safia ñëw na sëy si biir kër gi ñoom seen doom mi ngi à l'étranger moi je me dis que kooku luñ ko waroon muñal benn dañ ko war a muñal 15 parce que kooku gisul jëkkër parce que kooku am na mettit am na ngor toog di xaar sa doom kooku soo ko waroon neexal benn da nga koo war a neexal 15 ndaxte gisul jëkkër wéeruwaay la gisul jëkkër bu ko protégé gisul jëkkër bu ko ni je t'aime gisul jëkkër boo xam ne day toog di jàkkaarloo ak moom su toggee kan lay toggalul jëkkër de Benoît sànq wax na ko famille bi lay toggal goro yi lay toggal njëkk yi lay toggal wareefam la def waaye en retour dañ ko ci war a gën a mën a sargal dañ ko ci war a gën a mën a respecté mais pourquoi am na ci ñoo xam ne surtout sama mbokku njàmbur yi foofu dafa bari torop ndax foofu y a beaucoup d'émigrés foofu da nga parfois waaw man mi njàmbur laa li may tooñee sama mbokk njàmbur naa leen Louga amatul góor parce que ñëpp dem nañ à l'étranger donc foofu da nga ciy gis ñoo xam ne ñi ngi nekk di sëy seen kër goro seen jëkkër mi ngi àll yàgg fa lool mais dañuy dund loo xam ni man mi su ma ko gisee damay sama xol day bon parce que dañ leen di maltraiter ci biir kër gi dañ leen di maltraiter seen jëkkër yi suñu yónnee du jaar seen loxo goro lay jaar amuñu fa benn droit au contraire c'est des personnes yoo xam ne ay bon lañ entre guillemets ñoom ñooy togg maa ngi ñëw papa ñooy togg ñooy yàq ñooy fóot te bu doon sax loolu soo ko defee nga gis ci jaaraama wala nga sama goro kontaan naa gërëm naa la de xam naa ne li ngay muñ nii muñal dina jeex goro bi de ni ko muñal dina mës a jeex lu metti maa ngi ñëw papa maa ngi ñëw nee naa la naam loolu moo ko war waaye soo ko defee ñu ni la merci parce que yow gisoo jëkkër gisoo kenn amoo wéeruwaay ci kër googu ngay sëy pourtant yaa nga fa nekk di leen guddil di leen bëccëgal te yaa ngi togg ba mu neex di mottali dépense ci sa poche te sa jëkkër lekku ci yaa ngi dem di jël ay tissu yu cher di ko jox sa goro et pourtant sa jëkkër am na nu muy demee joxula ko donc moi je me dis que cette personne là dañ koo war a glorifier cette personne là ku jigéen kooku di sëy dañ koo war a gën a mën a aj ci kaw dañ koo war a gën a mën a aj ci kaw au moins pour lui dire merci gis nañ li ngay daj ci biir kër gi yaa ngi sonn te pourtant nag gisoo jëkkër su la neexoon nga ni damay toog sama kër yaay xaar ba sama jëkkër ñëw waaye defoo ko dañ laa indi nga sëy si nga toog di ñu taral donc moi je me dis que cette femme là on doit la glorifier cette femme là on doit dañ ko war a jox respect bi gën a mat ci respect yi li muy dund dafa metti waaw mais su dee jeeg nga boo xam ne yow dem rek nga bëgg nu ne ki bëgg a dee ak ki bëgg a toxu nga dem waaw bu doomu wuyu foofu jeeg bi nga xam ne gisul lenn lu dul dem yoonam rek la lu dul dem yoonam waaw kooku dafay naqaree dëkkal wéet fan wéeti maanaam pour yuuxu ci kër gi leen ma fiy def nangam jëkkër ji jël appartement daal di koy ber dépasse bi jox ci loxo am na si droit d'accord bu fekkee daf leen di toggal 7 jours sur 7 jours dafay togg di togg rek moom kese. ba toggal sa ndeyu jëkkër ak waxuma sa ndeyu jëkkër dama ne toggal famille bi yëpp chaque jour 7 jours sur 7 moom rek mu koy def. te am ay doomu mère beeg ñëpp nekk fa. am ñoo xam ne sëriñ moom moo ko war a def moom kese arrêté. d'accord Sophie Gueye ñu bàyyi la nga dugg ci débat bi. d'accord tuuru plateau bi dama si dégg ay kàddu yu am solo mais dafa am lu ñuy fàtte mooy choix
te doomu aadama ñaari waay dencante yi je pense que choix la ku nekk def ci moroomam ba ñu war a mën a nekk. et les choix dans la vie on les assume. boo taxawee ne man Père Mbaye Ngoné Fall toll naa âge de retraite damay toog grand plateau lu mu bumb yëpp da nga koy supporter ndax c'est ton choix. nga nekk immigré yàlla may la nga am possibilité takk feneen soxna nga ne man de sama réew laay takkee soxna nga nekk soxna am possibilité choisir jëkkër ju nekk fii nga choisir jëkkër ju dem dafa am loo xamante ni da koy ëmb loolu noonu yëpp te dafay ñëw nekk ay conséquences choix bi nga def. damay taxaw ci immigré mës naa ko saluer ci benn plateau dama koy saluer waat man dama fonk góor bi nga xamante ni tukki na fas soxna jot mu fas soxna ci réewam dama ko fonk man. ndax nag ay concession la yoo xam ne doomu aadama daf koy def day gis lu ne en Europe bàyyi ko ñëw takk jigéen ci réewam. tukki rek dafa metti ñenn ñi dañoo demoon pour jàngi des fa ñeneen ñi dem ngir daani seen doole. donc tukki rek c'est pesant ñu ne déet na waaye nga takk soxna mu nekk fi mu doon sa coobare wala bañ a nekk ci sa coobare. on va plus loin jabaru immigré bokk na ci soxna yi dàq muñ ci àddina. dëgg la et on parle en connaissance de cause. d'accord boo jëlee jigéenu Sénégal. jabaru immigré bokk na ci soxna yi dàq muñ. d'accord ndax dañuy muñ ba muñ loo xam ne soxna yi fi nekk di sëy sax duñ ko muñ. donc war nañ leen delloo njukkal d'abord ci émission bi képp kuy jabaru immigré rek nga ciy toog di ci sëy di ci jaamu yàlla te yàlla rek a tax. d'accord bu ñu taxawee ci kale dafa am ki nga xam ne dafa dem këyit tax mënta ñëw dafa kale. am ki nga xam ne dafa dem bàyyi fa boppam. kale boo xam ne intentionnel la man immigré wu ma dama dëkki waaye yow boo kale intentionnel nooy takkee doomu jàmbur ba ko fii. du yoon kale intention mooy yow da nga ne da nga dem dëkki papa. bari nañ si ñëwatoo. nga takk jigéen bàyyi ko fii. intentionnellement war nañ koo saytuwaat. kooku bu ko tentation wëree est-ce que da ngay ñëw nga reproché ko. waxuma beneen kale bi nga xamante ni sa xalaat la dama la koy nangul. beneen kale bi nga xamante ni. yow da ngay ñëw dem tukki bëgganteeg fii nit nga dem. ndeysaan yàlla dogal amoo këyit mais da ngeen a bëggante te yàlla tax. soxna si toog di la xaar ay at. ñu dem ci tentation damay jël tentation le verbe tenter ma taxaw ci tenter de partir d'abord jabaru immigré yu bari dañuy am tentation dem seen yoon benn ndax waa ji yàgg na joxeetul te mu am ko mën ko mu toog di muñ day bëgg dem nga jël soxna si nga xam ne am na sax njaboot ak waa ji njaboot ji dundatuñu te ñi mu fi bàyyi sax ñu mën koo yoruñu ko defuñu li war mu tenter de partir mu am beneen bi nga xam ne da koo def sax ba am fële soxna bàyyi fii leer ko ne bàyyi na fi soxna mu féete soxna bi nekk fi te damaa yaakaar ne bu fekkee ne jullit nga wala leneen lu dul jullit sax feneen nga bokk ci beneen këru diine boo fasee soxna nekk immigré war ngaa leerlu ci anam yi ngi leen di yoree ba ci seen ay wala nekk ndax doomu aadama matul dafa am ñoo xam ne non seulement dañuy wute seen bopp jullit mais seen diine bopp lañu yor dañuy demee seen xel te boo xasee ba fas soxna da ngay laaj say kilifa dama am soxna fee am soxna fii nan laay doxalee bu ko defee doo tooñ wax naa ko borom kër ak soxnaam dëgg la borom kër gi mooy kilifa wante di nga gis borom kër bu tooñ soxnaam ba ak xam topp ko ba fi mu ne am na ñoo xam ne ak jigéen tax na seen kayit yàqu ñu ñibbisi mais duñu mës a ne ak jigéen la dañuy dem sax ba sa waajur bu jigéen moo naan la dañ laa liggéey wala dañ laa def dara nga ñëw fekk ne àqu jigéen moo la topp dafa am sax kilifa yoo xam ne dañ ciy yar seeni doom yu góor di leen wax moytu leen àq doomu aadama d'abord beneen bi àq sa soxna ndax loolu dafa doon loo xam ne dafa ñaaw muy tenter soxna si mu dem yoonam le fait que nga am feneen soxna am fii soxna délaissé ki fi ne maintenant la vraie tentation bi nga xam ne tey mën naa ne mën nañ ci waxtaan te nga xam ne dafay dal soxna yu bëri jabaru immigré yu bëri il faut noter qu'on vit de tentation ñun suñu jamono ñun on vit de tentation segam yow mi fi sa borom kër nekk yaay rombu nit xeebu la parce que on est dans benn génération boo xam ne pervers yi dañu am fit da ngay gis ku naan la sax man jabaru jàmbur laa bëgg nga ne mu ne la pis madame nga ne ko je suis madame mu ne la waaye ban madame dama am jabar c'est vrai mu ne la ban madame kon bu ñu demee ba nit ñi ragalatuñu engagé soxna jàmbur yi ñi fi ne man sama ki tukki wolof danaan ku tukki ñu
reer sa ginnaaw waaw bu fekkee ëbboo reer bi bu baax. waaw non ma ne bu fekkee ëbboo reer maa ci dolli bu fekkee ëbboo reer bi bu baax. wala dénkoo ko. donc papa li wala foox laay répété. wala nga dénk reer bi. denc ko foo xamante ni kenn du ko fa fekk ba di ko lekk. léegi reer sa ginnaaw jaadu waxuma ne dañu war a reer ci ginnaaw damay laaj ndax jaadu na. jaaduwul faal yàlla nañ ci yàlla musal mais dama bëgg ne ségam ñi fi ne. ségam ñi fi ne. la seeni soxna di génn ci biti nga ne man madame diw laa. waaw démb de boo ne woon jabaru jàmbur laa sax waa ji reculé waat 15 ans léegi dañ lay tapas. di wane ne dañoo bëgg jabaru jàmbur. naan la man tam dama am jabar. naan la man dama am jabar. ñu dem sax am na suñu am fii sax ba naan la. ngay tànte ñi am jëkkër di farantu ñoo leen may fit. moo tax ñu lay soose di xool ndax ci nga bokk. xam nga tey ñi am jëkkër di farantu duñu ay exemple. nag 15 jigéen am jëkkër di fay farantu yow góor la sa diine wax ak sa yar warulaa may ngay engagé soxna jàmbur. ku nekk ak sa yar. kee yaram dafa dëng. ragal na yàlla ragalul yàlla ba am borom kër. di farantu yow nga ragal yàlla ba boo gisee soxna jàmbur nga bàyyi ko mu dem. ndax dalaa xaraam. donc foofu fi may taxaw ci tentation mooy effectivement la tentation est là yow mi dem mais xam nga si lan ngay sàlloo sa ngor ak sa confiance. bëri na ñaari way dencante immigré yoo xam ne confiance ak communication mooy njëkk doon seen problème. parce que takk nga soxna dem nga ñu ngi lay wax lu nekk confiance bi di rot ba jalousie bu grave ñëw dugg si. booyee sa soxna à la place ngeen di waxante lu neex lu ñaaw rek ngeen di waxante. yow fan nga ne yow nangam ak nangam ak ay wax yoo xamante ni au lieu mu dëgëral seen sëy da koy rotal. man damay wax ne communication mooy base ku fi may daanelee mooy dépense bi. xam nga démb biñ daan jox mag bi njël. xam nga damaa sob nee naa man ay mag rek laay toog. waaw démb bi kat biñ daan jox. buñ daan jox mag bi. ci kër gi xam nga pour lan la woon ndeysaan njaboot bi da daan sakkan duñu xam ku joxe nangam. ñu taal ñëpp añ ba suur. waaw te kenn du xam. Moodu ak Paate dañuy bokk ndey ak baay doole amul. ñu jël dépense bi teg ci loxo yaay. kenn du xam lan la ñu joxe dépense ñu yàq njaboot bi lekk. kenn du mën a xas jabari dama ne loolu démb la. parents démb yi nga xam ne dañ daan fédéré tey nag loolu est-ce que rafetoon na tey maanaam dañ koy def ci sax doomu Mouhamed laa jabaru Mouhamed laa gën a bëgg ka jabaru Benoît. dëgg la Mouhamed laa gën a bëgg ka Benoît bu Mouhamed joxee dépense dinaa def ba ñëpp xam ne sama doom Mouhamed miy liggéeyee nangam moo joxe tel dépense billaahi am naa na dangay naan kon bu loolu dangay naan waa régi lu am solo la ñoo la tàcc noonu Benoît am naa la dangay naan waa jëlal la fraîche cocktail la bu neex dundal waay xale bi leer na nañ lu am solo donc bu loolu xasee ba am ñoom Bakary Banor ay naa féq nu ay naa féq ñoom Mara Bakary Banor naa féq non bàyyi naa émission yow chaque jour ñu tàcc la tey ñu tàcc sa fi nga ne ay naa féq lañ non Alima nee leen papa même Dieu waxal ak sa papa limité dëgg la nee leen koo xam ne buy wax waxal ak sa papa moom rek ñu koy tàcc nee leen ko même yàlla subhanahu wa ta'ala dafa jóg tàcc leen en tout cas li ma mën a wax ba mën ko wax mooy démb jëf nañu ay jëfu defar benn njaboot tasu ñun sax dañu kontaan tey dañuy jëf joo xamante ni da ngay gënatle say propre doom ñu ne déet ne waaye ngay gënatle say goro kon loolu baax na si kuy dem ba xamatoo foo jëm nga dellu ci diine mi la ne sàkkal dépense jox sa soxna wante bu toppatoo jotee nga toppatoo sa yaay ba gën ci ñoom ñaar fii fa laay daanele jërëjëf way leen waay oustaz balaa ñuy dem oustaz nañu yëkkati waay way yi dañ ko bàyyi moom itamit mu joxe xalaatam laataa ñuy ñëwaat ci sama gars yi ñu mën a tànnal oustaz yoon rek du demee xam-xamam de yàlla lay demee ak yonent bi yàlla lay demee ak yonent bi moom lañ ko laaj dama lay wax waaw naa damay gàttal li may wax ndax ñi fi toog ñëpp am dëgg ate ko day jafe gis nga Sophie ki tukkeegul nekk ci kër gu mag am yaay ju baax yoo xamante ni bés bu nekk yaa ngi am problème mu dépense muy daw di jël ci xaalisam di ñëw di la jox ngir ngay dépense yaay jooju boo demee Europe yell na war na dépense jaar ci loxoom billaahi du ñu wax boobu de yaay bu sikki bi la ñuy wax déggu dama laa déparé ni ñëpp am dëgg xaaral ma daanee rek am na soxna soo xam ni ci kër gi nga nekk wallaay wax na dëgg mbay sa yaay metti lool waaye moom yàlla xaw koo mën a dimbali ay mbokkam dinañ am luñ ko jàppalee soxna soos nekk ci biir kër gi te yëg nga ni yow ci sa bopp
xam nga ni sa yaay ci sa fan lay dox te mënoo ko wax parce que yaay dafa fort mais moom saa yoo ko joxee dépense loo xamante ni boo ko calculer ceebu kecax mënu cee génn waaye saa yu taajee mu doon ginaar jabar jooju yell na boo demee Europe dépense jaar ci loxoom wallaahi nañu wax boobu tam d'accord naa mais d'accord naa non man dafa am lu ma ko bëgg a laaj d'accord naa d'accord naa gis nga yàlla sëy dafa mel ni saal bi ñu toog bu doon yàlla am na loxo dafa jël loxoom def nii di xool ñaar ñuy sëy yaa sëy daa dégg na aaye bi may wax fa inna allaha la yahdi kaydal xaa'iniin bu fekkee ni yow sa programme nas yëpp mooy naa fexe waa ji takk ma yóbbu ma Europe bu ma yóbboo Europe naa ko tappas parce que du moom moo ma tax a jóg bëgguma ko waaye xaw ma fu ma mën a jaar pour dem Europe amee naa occasion ci waa ji dina ma jaral ma sëy ak moom ngir am këyit yàlla ni damay topp seen ginnaaw da ngeen a foog ni dama leen di seetaan nas gi nga nas ngir wor xaw ma di nga dem wala doo dem waaye fa inna laaha naka yàlla laa yahdi du jubal kaydal xaa'iniin pexe workat fi ngay mujj mooy à zéro ngay commencé waatee ci ku jigéen ki li ko dal am na ku góor koo xam ne ni ko bon waa waxee dëgg la de am na góor ñoo xamante ni 24 heures sur 24 li leen bàyyi ci Facebook bi mooy jigéen ju am nekk Europe loolu rek kay seen ittee dañuy solo ba rafet photo yi nice am jot di jaay seen taar sinap ko parce que moom set wecc seen itte yëpp waaw seen itte mooy am xale bu jigéen bu nu 11 wala mu jaral leen ñu dem saal bu demee saal 11 mooy li ñu nappee jën góor xam napp jën sànni napp jën 11 yoo xam nga patience la ñu am góor ñoo xamante ni dañuy dugg saal bu duggee saal am na jigéen ñoo xam ne amee li alxuraan waxoon ni yaa nisaa annabi lastunna ka ahadin min an-nisaa in ittaqaytunna fala taxda'na bil qawli fayatma'a allazi fi qalbihi maradun am na góor ñoo xam ni bu jigéen waxee dañuy daanu waaw tey jii seen voix mooy neex jaay la yónnee la benn photo ci seen xaaju yaram dootoo am sago parce que yow problème mu am nga këyit mën a goo ñëw li ngay def mooy da ngay xool njaga mi daan tukki ni ko njaga naka laa mën a def ba sama soxna ñëw parce que bànneex bi la ndaw si wax attanatoo ko da ngaa faible yàlla day tere jigéen ñiy wax di neexal seen baat parce que am na góor ñu seen xol feebar noonu amee góor ñu seen xol feebar noonu la amee jigéen ñoo xam ne danoo faible bu góor amee bu dënn góor génnee ñu ñàkk sago bu góor sañsee kenn ku nekk ak li koy daaneel da koy jaral ndaw saa ngi lay financé yow li ngay wax yëpp kuy neexal baat ayo kuy neexal baat yàlla day tere jigéen di neexal baatam waaw kuy neexal baat waaye dama ne jigéen mën naa def lu nekk góor ay nañu bàyyi Mouhamed waxul na xawlan maa ku dul sa borom kër ku dul sa borom kër kooku tax may wax di ok mais ku am sa jabar mun na neexal baatam naturellement am na daan wax démb nijaay bëgg soxna ak borom kër xam nga baatu nijaay ngir yërmande bi daw ci seen diggante nga su fi mun a wax na sànq wax ba am solo dafa am base du sëy ñaar la communication compréhension Oustaz ana Sophie bu mag kii mooy bu mag maay bu ndaw maa ngay ñibbi ñoo ko ñibbi toogal rek dafa am communication gis nga moo ko bañ de sëy ñaar ñu ko séq bu ñu demee ba ci biir gis nga li ñu la wax sànq même ci réew mi am na fi du Europe rek la am mën nga dem Europe gis jigéen boo xam ne mën nga nekk ci fii ci réew mi di sëy di jóg nànk bàyyi kër Sophie di dem kër Alima Ndione boo ñëwee kër Alima Ndione da ngay fekk borom këram toog ak ay xaritam yow mi nga xam ne da ngaa faible ci xel jëkkëru Alima mu ngi toog ak ay xaritam ñu ngi wax loo xamante ne yow sut na sa lees yow ak sa borom kër li ngay def chaque jour sa xel mooy boo génnee da nga naan Sophia man de wax dëgg yàlla waa ji toogoon neex na ma trop waaye du affaire u nob ak yooyu am na jigéen yoo xam ne noonu la seen xel oyofee kenn mën na laa convaincre di la convaincre ba nga commencé xeeb sa jëkkër ñaata jigéen du Europe rek la am mais noonu la amee ci suñu réew mi boo demee Europe it ñaata jigéen tey ñun ay oustaz lañ yaa Seyda ñaata message lay jot man ñaata message laay jot ci jigéen yoo xamante ne tey jii donc seen borom kër yi dañuy am ak ñoom problème dañuy teg loxo léegi bi may départ léegi rek bi may départ léegi bi may départ ma ni waa ji dafa ne ma oustaz man kat dafa am lu ma dal démb ma ne ko lan moo la daal mun ma sama soxna yaramam dafa tàng ma doon jël glace di teg ci kawam ni may tegee noonu ci kawam yëg dem naa ba xaw a yegg ci kawam ba am na lu génn ci man lu ci sariya wax ma ne ko imam ban heure la mun ma 11h ci bëccëg ana ko amoo koor ko am Cheikh Diouf la dem ba dara génn ci jabaram la mais daal Sophie jabaram solo orange loo ko tontu jabaram la waaw non foofu dama ne man boo comme nga tëdd guddi nii. yaa ngi 11h la wax 23h. ci bëccëg 11h 23h. jabaram la 11h ci bëccëg. léegi lan la fa xew nga ne répété waatal.
Benoît bu dugg foofu. ah non pour ma wax la rek. réew mi la bëgg a yàq maanaam réew mi te su ngeen ko bàyyee fi muy daanu mooy dara newu ca. léegi la wax bàyyi leen ko ba bu ñëw ñëwal buy ko wax ko. nee na 11h du matin. waaw ragal mu dara 11h du matin. yow yaa ñeme dal ci koor gi. naka la ko dalee. yow yaa ñeme yow. di foog soxna. waaw après ba am lu génn ci moom. mais na sangu set rek continuer wóor. loolu benn yàgg yàlla du yàgg ñun loolu yàgg yàlla ndax moom mooy fay koor loolu du yàgg ñun yàgg yàlla. tàccu bi génnul de. Mohamed waxal. wuyul Njaga. ah waaw. waa kay. ñetti ndox yu bokkul mun na dem sangu set continuer. non peut-être y a une différence dañ ko déglu. am na boo c'est vrai. xaaral ma leeral la. waaw leeral la. da ngay sëy. waaw ba dara génn ci yow bokkul ak nga raay tuuti bàyyi sa loxo am bànneex bu génn mooy lazatu soxraa bi génn ci yow nga dugg ci biir toilette bi xool li nga jiital mu am lu mu taq waaye yëg nga ni lii du man yu bi nga xamante ni génn na carrément li nga wax sànq. am na loo xam ne may nañu la sopp nañu nga raxasu jàpp julli. am loo xam ne sang waaye boo demee ba sa kanam laal kanamam. waaw non loolu moom waxuma ko. waaw kay kon d'accord naa léegi ma dellu Sophie mu daw comme dañuy dellu pub Sophie li mu doon wax sànq mu intéressé ma lool parce que loolu du mooy thème bi gis nga yaa Seyda. yàlla li mu wax. tant que mu ngi ci sëy coow du am. wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma. moom cofeel ak yërmande. imam diggante bu mu dugg problème du femme gis nga sëy faw ñu xam ni ngor bés bu ne def ciy toog moo farankulaay toog parce que téléphone bi nga yor bi nga koy doog a yor mu bees foo tourné da nga koy téye sa loxo mais au fur et à mesure mu ngi yàgg sa loxo mu ngi commencé di màgget mu ngi dem di dem ba yow léeg-léeg sax da nga koy sànni fenn mu dal fenn téléphone bi alima yor mu bees buy daanu fitam di dem waaye bu defee moom 6 mois 7 mois mu commencé xoosu nga naan téléphone bi da tàmm na daanu sëy day toll foo xam ne ngor moo koy téye am na ñoo xam ne nag buñ xasee ba bëggee bët am nañu problème. mais Mohamed ma laaj la benn affaire. dañ ko fi gis bari na. góor toog nekk si kii bi nu mu tudd internet bi muy dem xamul woon jigéen boobu mu gis ko si internet bi xale bi mel nu ko neex mu song ko pour yóbbu ko mais kooku bu ko yóbboo kooku trahir ko faute bi si kal la est-ce que góor boobu amoon na communication avant muy dem tukki mu xam xale bi fii. jël ay risque xaman xale boobu kal la ban famille la bokk ak affaire yooyu yëpp pour yóbbu ko ak góor bi nga xam ne dafa toog fële gis benn xale si sabar rek ne waral leen ma kii. attention yaakaar la amoon. macha allah. benn góor yoo xam ne dañuy gis jigéen rek. yaakaar la amoon. publicité bu leen ko damay daal am solo foog ngeen xam leen. gis nga sëy ak portable ñooyam ci biir verre. téléphone bi nekk ci biir verre nga koy jënd munoo xam ban paan la amee. nit dina jënd téléphone bu bees tàq dugal ci piis mu am problème. bu choix d'essence la. sens la des fois nag foog nga am choix. waaw mais bën faaw nga bàyyi xel benn affaire xam nga looy bàyyi xel. mooy tey sëy ji sëy yëpp guddi gu nekk ñàkkul benn bés jëkkër wax jabar réccu naa lu taxoon ma takk la wala jabar wax jëkkër réccu naa lu tax ma doon sëy ak yow. bu toogee ñaari seconde ñetti seconde mer la bu ñu toogee benn seconde ñaari seconde ñu génnaat ci loolu yaa Seyda amul benn góor sëy boo gis ci àdduna yaakaar la rek. yaakaar rek la gis nga góor dafa lëndëm. dëgg la jigéen dafa lëndëm. bett nga ma xar du ko wax moroomu xaram. bett nga ma golo du ko wax moroomu goloom oto du ko wax moroomu otom bett nga ma boo dégg ci góor ak jigéen lay génne wala ci ñaari góor. lu tax booy sëy ñu ne la seet ko lan moo tax booy sëy ñu ne la listixaar ko yonent bi ne la listixaar ko seet ko. taxsibu xisaab zawj. parce que am na yoo xam boo ko laalee day tàng jër. dëgg la am na ay